asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tey ñëwoon nañ fi àndandoo ak bokki kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal ne ci dëkk ba ku mel ni suñu Cheikhouna mi di chef de village bi fekk fi sous-préfet ak commandant bi nga xam ne moo yore brigade gendarmerie bi ak bu eaux et forêts àndandoo ak kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo bokkul ne ci dëkk ba ci turu suñu Mame Balla ñu ñëwoon ngir waajal bis boobu. bi ñëwee liñ ci tënk itam nag bokk na ci li nga xam ne dëkk ba da ko yittewoo teñ daa ko jàmbat bokk na ci li nga xam ne tënk nañ ko fi li ci ëpp solo mooy wàllu yoon wi bokk na ci yitte ji nga xam ne moo ñu gën a ñor ndax dëkk ku tudd yoon te ku bëgg dem ci dëkk itam ci yoon nga jaar yoon woowu nag mooy li nga xam ne moom dafa mel ni dafa xaw a laaj na defaraat daal loolu nag moo tax ñu sàkku ci moom mu sàkkul ñu ci kilifa yi nga xam ne ñoo yore loolu ñu taxawal ñu ci balay bis ba ngir ñu mën koo defaraat loolu bokk na ci point bu njëkk bi la ca des itam bokk na ci wàllu waa sapeur pompier yi daan nañ ñëw ñoom itam ñu ñëw taxawu mbooloo mi waa gendarmerie daan nañ ñëw ñoom itam ñu ñëw taxawu mbooloo mi ndax sécurité bi ñoom ñoo ko yore léegi waa eaux et forêts yi itam ñoom it sàkku nañ ci ñoom ñu yombalal nit ñi matt mi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci bis bi ñu fexe ba ñoom itam mooy yi ñu am ñu jàppandalal leen ko ba loolee ñu mën a jàppandi ci nit ñi bañ ci am benn jafe-jafe ginnaaw ay mesures yu bees dafa am yoo xamante ni dañ ko jël ci wàllu eaux et forêts loolu dana baax ñoom itam ñu xam ko ba ku ci jóg di ko wuti lañ ciy jëfandikoo nga jëfandikoo ci yoon wi nga xam ne boo ci jaaree xëy na yoon du la ci mën a topp yooyu daal bokk na ci yi nga xam ne waxtaane nañ ko wàllu service d'hygiène itam bokk na ci li nga xam ne waxtaane nañ ko ndax ku ne xam ne ne jamono yi ñu toll matat yi nga xam ne dundal yi nga xam ne dafa ànd nag nawet bi am na ci yooyu jóguñ fi ñu ngi tàmbali am naaw yoo xamante ni dañuy topp lumière yi daanañ def buñ àgg ci bis ba ñu ñëw bu ñëwee pompe ko kooku waxtaan nañ ci am ñoom waxtaan nañ ci ak maire bi moom itam nangu na li nga xam ne noonu la ko daan defee wax nañ danañ ko defee noonu mu des wàllu santé bi moom itam waxtaan nañ ci am na fajukaay waaye ñu bëgg ay médicaments yoo xam ne daañu ko mën di jëfandikoo ngir mbooloo mi fi nekk tàngaay bi di leen jàppale la xëy na demee ñu mën leen prévision bi ñu leen ko defal ba ñu leen di yóbbu feneen bu dee ñu yër yóbbu feneen loolu itam waxtaan nañ ci ak ñoom lu jëm ci wàllu soin léegi itam waxtaan nañ ci ngir ñu fexe ba courant mën a bañ a manqué ndax ndox mi ñuy jëfandikoo ci courant bi lay dox nga xam ne bu courant bi taxawee daanaka forage bi château d'eau bi dootoo attan ndax château d'eau bi li mu jël dafa bari ndax communes yi ko seq yëpp daanaka yi ci yëpp mooy ni jox ndox ak dëkk bi nga xam ne fi la forage bi nekk loolu kon bu courant coupé daanaka 30 minutes dong bu ko amee château d'eau bi dootu mën a servir dëkk yi nga xam ne ñoom lay jox ndox kon loolu courant bi day laaj mu am ordre de charge boo xamante ne bii léegi ñaari fan avant bis bi wala ak ñaari fan après bis bi muy nekk 48 wala 72 heures yooyu itam waxtaan nañ ci ak ñoom ba daal li fi nekk jox nañ ñu ci garantie boo xamante ne bii dal na suñ xel waaye daal yoon wi moom mooy li gën a am solo nga xam ne daal moom ñor nañu ndax diggante Daaru Xafoor ba foofu moom bariwut boo xoolee boo ci génnee 12 kilomètres wala 19 kilomètres du ko mat 12 kilomètres sax du ëpp ko 12 kilomètres yooyu gën jaa bari 13 kilomètres la defaroon nañ ko waaye nag xam nga loo defaraatoo ko itam bu yàggee ci yoonu suuf day yàqu bëgg nañ daal ñu defaral ñu ko ndax léeg-léeg kilifa yi am fa jafe-jafe yoo xam ne am na sax ay oto yu fay daanu léeg-léeg màggal surtout tournal bi booy dugg si ci pax moomu ne ci booy génn dëkk bi foofu léeg-léeg oto daanu fi daaw rek oto daanu na fa te pax yi fi nekk te sëkkuñu ko moo tax yooyu daal bokk na ci yi nga xam ne waxtaan nañ ko waaw 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 xam nga pexe yi moo tax ren ji ñu jël réunion bi def ko heure bii mu am distance diggante fii ak màggal gi ñaari weer ndax bu njëkk dañ ko daan def lu jiitu màggal gi ay 15 jours lay doon wala gën jaa bari 20 jours xam nga bu dee yoon wu ñu war a defaraat itam 20 jours doo ko ci mën a demandé ci kilifa yi ñu mën laa jox tontu ñëw xool ko defar ko ci du fi xaj loolu jàpp naa ne moo taxoon xëy na daawut am ay saafara waaye comme ren am nañ ñaari weer bala ñuy màggal jàpp naa ne bu lettre yi demee ci kilifa yi war a dem te fekk mu ñor leen ndax mu ñor leen da ciy baax ndax bu fekkente ne wax nga leen loo xamante ne bii nekkul lu leen ñor itam du doon loo xamante ne lu ñuy taxaw la waaye jàpp nañ ne bu sous-préfet bindee lettre am jaarale ko fi mu ko war a jaarale bu demee jàpp naa ne bu sàggantu yow jot nañ ne saafara dina ci am
waaye nag luñ jort la te ak guñ ci nañ bàyyi ba màgg gi jàll ba nga xamante ni bi jàll na rek ñu xool résultat bi li muy jur. Sëriñ Abdou Dia Doyoly li mi nga xam ne moom lañ koy defal dafa doon kenn ci Cheikhna Ahmadul Khadim di doomam ci ñaari wet yëpp waaye wëlbatiku na jël loolu lépp jaayante ko joxe boppam fekk sëriñ bi gànnaar ànd fa ak moom ñëw Ceen Jolof jógee fa ñu yeewi ko mu ñëw ci réew mi sëñ bi jógee Ceen Jolof ñëw njaareem bi mu ñëwee njaareem sëñ bi fekk ko fa mu jox ko ndigalal mu sañ ci Daaru Salaam Doyoly googu sëñ bi wax ne ci boppam ne sëñ Tuubaa nee na ko Abdou foofu ma la yebal bokk na ci béréb yi nga xam ne bi may wër sama dëkk bii di Touba jaaroon naa fa waaye diir bu gàtt laa fa def suñu borom xamal ma ne ci béréb yi la bokk waaye du bi la tax a jóg daal ko ne boobu laa fa jógee kon da ngay dikk dem fa di fa jaamu yàlla di liggéey bu ëllëgee ma def la ngay seen lay te ku ne xam ne ne sëriñ bi ak njëlbéenam bi mu jógee Mbàkke Kajoor ñëw njaareem ñëw Mbàkke wër bu njëkk bi ndijooru Mbàkke la woon fii suñu ginnaaw am na dëkk bu ñuy wax Mbabaari sori fi yaakaar naa Touba kay la am na béréb yu bari yoo xam ne sëñ bi jaar na fa julli na fa te boobu Touba lay wër wax na ne nag bi mu ñëwee ba Doyoly googu fa Daaru Salaam Doyoly googu boobu sax Doyoly la tudd Daaru Salaam nee na bi mu ñëwee ba foofu yi fi la ko suñu borom xamal ne ci béréb yi la bokk waaye bi la tax a jóg nee na boobu la fa jógee ñëwaat dellu si waat Mbàkke soog faa jógee nag ñëw sanc si Daaru Salaam xam nga kon lu yàgg la moo tax bi caravane bi ñëwee ren dañoo dekkal cosaan li léegi nag njabootu sëñ Abdou Dia googu yi ne léegi bis bi ñuy santal sëñ Abdou Dia sëriñ Touba ci dëkk bi ko sëñ Touba yebaloon foofee lañ ko koy defalee fekkoon na daañu ko def ci biir dëkk ba di Touba waaye nag kilifa yi biñ ñëwee ñoom ñu daal ne léegi nañ ko yóbbu ci dëkk bi ko sëñ Touba yebaloon di ko fa defalee loolu moo waral ñu indi ko Doyoly di ko fa defee ci ay année 2001 lañ ko tàmbali di ko defee Doyoly waaye lu ko njëkk Touba lañ ko daan defee ci buntu kër ga boobaag léegi itam kilifa yi fi jaar bari na kenn ku ci nekk boo ñëwee la ci sa kam kàttan da nga ko def ba ni egg si sëñ Mame Balla mi nga xam ne moo ñu fi yebal ñu ko ñaan suñu borom guddal fan mook Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ñu ñëpp ci kër sëñ Touba suñu borom guddal seen fan. jërëjëf maa ngi leen di nuyu man maa ngi tudd Massène Sène di sous-préfet arrondissement bu Kayel pour tontu ci laaj bi nga laajte effectivement tey ñu ngi daje fii ak njobootu sëñ Abdou Dia Mbacké Doyoly pour waajal màggal bu am solo bi nga xam ne at bu nekk dañu koy def ci localité boobu at bi nag ñu jàpp màggal bi pour le 12 janvier 2019 comité d'organisation bi ci ndigalu sëñ bi ñu daal di ma bind saisir ma pour comme ni ñu ko doon defee at bu nekk ñu mun ci def benn réunion préparatoire pour waajal ko réunion boobu nag moom nañu jógee léegi maanaam di réunion bu am solo boo xam ne permettre nañu tey ñu passer en revue li nga xam ne mooy préoccupation organisateurs yi déglu nañ leen bu baax ak samay collaborateurs ñu ma fi nekkal gendarmerie eaux et forêts et autres bi ñu leen dégloo am na ay points yu am solo yu ñu soulever comme préoccupation li ci jiitu mooy sécurité bi ñu demander à ce que la gendarmerie comme ni ñu ko doon defee at bu nekk rawatina daaw nga xam ne ñu ngi rafetlu bu baax a baax taxawaayu gendarmerie alors atum ren aussi ñu xaar ci gendarmerie pour que ñu am taxawaay boobu ñu amoon maanaam sécuriser la population et les biens loolu posé nañ ko mbiru yoon yi aussi posé nañ ko avec acuité surtout yoon bi nga xam ne moom moo jëree Daaru Xofoor jaar Dendey Guy gi ñëw Daaru Salaam Doyoly muy benn piste boo xam ne aussi dafay indi ay jafe-jafe ci mbiru transport foofu aussi laajte nañu pour ñu fexe defaraat ko alors pour mun a permettre pèlerins yi ñu mun fa jaar sans difficulté loolu nag bokk na ci seeni préoccupation yi nga xam ne itam vraiment ñoom ñoo jiitu mbiru santé aussi am na ay préoccupation yi nga xam ne soulevé nañ ko ngi laajte à ce que ñu doter leen en médicament ak it fexe élément Croix-Rouge yi comme ni ñu ko doon defee ñu mën a ñëw
pour jàpp ci liggéey bi mettre aussi à disposition ambulance loolu aussi lu am solo la ay préoccupations yu ñu posé Eaux et Forêts pour ñu indil leen ay facilitation ci wàllu matt bi bois de chauffe bi nga xam ne dañ koy soxla loolu it am na ay tontu yu am solo yi nga xam ne service bi toppatoo lool di Eaux et Forêts indi na ko ci mbiru Senelec ñu demander à ce que ñu mettre hors délestage secteur bi pour permettre nit ñi ñu mun a am courant bu doy bu dul manqué pour que màggal bi mën a jaar yoon loolu aussi c'est bien entendu sapeur pompier aussi ñu ngi demander à ce que ñoom ñu mettre en place un dispositif de sécurité te loolu it yu yenn maanaa la parce que mbooloo fu ñu daje surtout yenn mbooloo yi sapeur war na fa mën a teew loolu aussi vraiment c'est une préoccupation boo xam ne bu légitime la te dégg nañ ko mbiru service d'hygiène demandé nañu à ce que ñu désinfecter site d'hébergement des pèlerins ak d'une manière générale dëkk bi yëpp loolu aussi am na solo point bi may terminer mooy ci mbiru commerce ñu bëgg itam ñu fexe aar population yi ni ñu leen di aaree ci mbiru commerce mooy ñu contrôler qualité des prix xool prix yi mais contrôler effectivement qualité bi des denrées alimentaires mais def aussi contrôle prix bi parce que xew-xew yu am solo yu mel nii bu amee rek dina am ay commerçants véreux yoo xam ne dañ ci bëgg a profiter pour ñëw écouler ay produits yoo xam ne mën na nekk ay produits yuy lor doomu aadama ci mbiru wér-gu-yaramam par rapport à tous ces points j'estime que ay doléances yu légitime la te itam service yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo loolu yépp danañu jokkoo ak ñoom pour que ku ci nekk taxawaay bi nga ci war a am nga am ko ca ba ñu am ci li ñu bëgg maanaam organisation bu jaar yoon bu mucc ayib je crois que loolu bu soobee yàlla dinañu ci dimbale ndax ñaan nañ ko te taxawaay boobu aussi nañu taxaw ci point yëpp par rapport à la sécurité déjà au niveau du poste de gendarmerie de Kayel il y aura un dispositif sécuritaire qui sera mis en place pour jàppale nit ñi aussi ci seen sécurité ak biens yi mais am na ci sax côté boo xam ne bokkul ci secteur u poste de gendarmerie bu Kayel mais ci brigade bu Mbacké la bokk de gendarmerie foofu aussi dinañ leen bind pour demander à ce que ñu indi leen ay mesures de facilitation par rapport ak convoi yi nga xam ne ñoom ñooy jaar foofu pèlerins yi ak matériel bi nga xam ne dañ koy soxla ci mbiru màggal bi loolu itam dinañ ci jokkoo ak suñu collaborateurs yooyu di brigade de gendarmerie bu Mbacké pour facilitation yooyu Ageroute par rapport à la piste wax naa ko léegi loolu aussi taxawaay bi ñu ci war a am dinañ ko def parce que dinañ saisir le service compétent pour que mu indi vraiment ay saafara par rapport ak doléance yooyu Eaux et Forêts wax na ko dinañu faciliter vraiment nit ñi ni ñu mun a amee bois de chauffe bi donc li ñuy demander au comité d'organisation mooy ñu wax nit ñi képp koo xam ne di nga soxla mat nga teel a def sa demande alors indi ko ci commandant brigade forestière bu Kayel comme ça mu mun leen defal ay autorisation pour ñu mun a am mat bi nga xam ne moom la ñu soxla ñu teel ko def foofu aussi vraiment on est dans de bonnes dispositions pour mun leen accompagner ci loolu Senelec aussi dinañ leen saisir pour ñu mettre hors délestage localité bi le jour de l'événement parce que loolu dafay baax non seulement ci courant bi nga xam ne dañ koy soxla mais aussi ci mbiru ndox mi parce que forage bi courant moo koy doxal te ñoom wax nañ ko musuñu am problème mu ndox voilà loolu nag soo ko gisee c'est parce que Senelec aussi seen taxawaay vraiment dafa am solo année yi passé yëpp taxawaay bu rafet nañu taxaw ci événement bi taxawaay boobu aussi je crois que ren aussi dina am bu ko defee non seulement dinañu am courant bu doy ba nga xam ne forage bi aussi dina mun a fonctionner correctement comme ni mu doon fonctionner ba mbiru ndox musuñ ko fi jàmbat presque
alors hygiène aussi dinañu ñëw pour mun a désinfecter dëkk bi wax nañ ko mais foofu aussi dañu rafetlu engagement yi nga xam ne moom la maire jël mooy engagement pour aussi doter waa service d'hygiène de carburant jàppale leen ci mbiru carburant surtout pour ñu mun a def seen liggéey ak produit de désinfection yi nga xam ne moom la ñuy jënd pour mun a désinfecter dëkk bi yëpp loolu mairie bi jël nañ ci ay engagement yu am solo ak itam engagement yi ñu jël ci mbiru courant bi pour mun a jënd ay ampoule ñu mun a changer ampoule yi nga xam ne yëpp dañoo lakk ñu changer leen en rapport ak Senelec donc loolu aussi ay engagement yu am solo la yu maire commune de Ndioumane jël muy commune bi nga xam ne moom moo polarisé zone boobu loolu am na solo maire bi aussi jël na engagement pour jàppale les organisateurs ci location de bâche loolu yëpp aussi je crois que lu am solo la loo xam ne dina permettre aussi li ñu bëgg ci organisation bi mu mun a am en tout cas li ci ëpp solo daal mooy gis que ne wax dëgg neex yàlla doléances yi ay doléances yu légitime la préoccupation yu légitime te administration mu ngi aussi dans les dispositions pour mun a indi vraiment appui bi nga xam ne moom moo ko ci war pour ñu mun a am une réussite vraiment du point de vue de l'organisation loolu vraiment mooy taxawaay bi li ci des nag mooy ñun de notre côté aussi dinañu saisir service yi nga xam ne tudd nañ leen fii yëpp par lettre introduire aussi vraiment les membres du comité d'organisation auprès de ces services pour que fu ñu ci toll rek ñu mun ko xam d'ailleurs ñu ngi envisager def sax une réunion de suivi d'évaluation ci Doyoli ci boppam bu màggal bi desee juróomi fan donc loolu aussi bokk na ci li nga xam ne bëgg nañ ko def pour am organisation bu am solo boo xam ne moom nañu xaar ci ñun administration yeneen service yu bari macha allah danañ fonctionner normal benn càkkutéef loo xam ne xaw na yàgg jamono di ko sàkku muy mbirum yoon wi mën nga joxe garantie ren danañ ko defar bon en fait affaire bi du mbiru garantie mais mbiru comme comité d'organisation bi ni ñu ko waxee mooy que ñoom doon nañu saisir Ageroute peut-être que daaw nag nee nañ xëy na ñoom dañoo yéex a jóg ba réunion bi waxtu bi ñu ko tëralee sax ak bés bi màggal bi waroon am dafa jegewante woon lool ñu yaakaar ne xëy na loolu war na mën a nekk li indi woon gàllankoor boobu ba loolu yëpp tax na nag ñun ñu ne kon ren nañu teel a jël suñu matuwaay ñu convoqué réunion bi 2 mois avant le jour du màggal événement bi pour mën service boo xam ne war nañ la contacter rek ñu contacter la ci donc loolu mooy li nga xam ne ñun noonu nañ ko gisee te yaakaar nañ ne buñ ko doxalee noonu itam yàlla mën nañu dimbale service bu ci nekk taxawaay bi nga ca war a am di nga ko ci am surtout Ageroute boobu ngay wax donc saisir leen à temps aussi ñoom ñu xam vraiment li ñuy xaar ci ñoom